asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu tey ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy biir commune de Gandon ñëw fi nag ànd ak waa 3TV Sénégal mu nekk une chaîne boo xamante ne mi ngi daw fi nga xamante ne moo ci YouTube ngeen mun koo am tamit ci biir Facebook bi waaye mun koo am tamit ci WhatsApp bi groupe bi nga xamante ne moom mooy 3TV Sénégal tey nag ñu ñëw ci benn émission bu bees émission bi di concept bu bees aussi ñi nga xamante ne mooy waa 3TV ñoo ko def jagleel ko askan bi nag tey ñu ñëw fi nga xamante ne moom mooy commune Gandon fekk fi nag kan benn nit bu am solo muy monsieur le maire Kalidou Ba wante mu nekk nit koo xamante ne balaa ñuy def dara rek dañ leen di wax tuuti ci moom mu nekk nit ku dëgg nit koo xamante ne boo ko gisee muy dem bul laaj lu muy dox lu jëmale commune de Gandon département bi kanam rek ci loolu lay dox mu nekk nit koo xamante ne baax lool am yëg am yar am yitte waaye li ëpp solo ci nit moo nekk ci moom lu mu la wax suba ba ngoon jot loolu moo nekk ci moom te sëñ Abdoulaye suñu sëriñ bu baax ba dama ko daa dégg muy wax ni nit ku baax ak nit ku gore ak nit ku yiw ak nit ku jub xam nga nan lay mel ñu ne ko Mbàkke Balla kooku nu muy mel mu ne ki waxi daawam ak jëfi renam nuroo te Kalidou waxam nee naa leen jalluwundu la boo ko xoolee daa ci am loo ca gis ndax lu mu la wax lu nekk dëgg la ci moom wax ma nag tey ñëw seet si ko ngir mu wax ñu moom mooy kan wax ñu fan la jaar wax ñu lan la def wax ñu fi mu jugee ba fi mu yegg si tey wax ñu tamit wax ñu kon dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo ak ñi nga xamante ne moom mooy auditeurs yi nuyoo ak ñi nga xamante ne mooy waa 3TV kon monsieur le maire kàddu gaa ngi noonu ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ñu leen di wax rek ne ci présentation bi Jogomaay Fall la invité bi nag kan la Kalidou Samba Amar Dado kàddu gaa ngi noonu. jërëjëf Jogomaay donc sant yàlla sant bu wér itam yaa ngi nga àndal yëpp yéen waa 3TV Sénégal sant yàlla sant leen boole ak di leen ñaanal itam ndax mel na ni concept bi nga wax ni da ngeen di door te lu waaye di door nag soxla si ñaan kon ñu ñaanal leen li ñu ñaanal suñu bopp mucc la di tax ngeen sos li yàlla bu ngeen ci am rëccu lu ngeen ci séntu si lu baax yal na leen ko yàlla defal lu ngeen ci ragal yal na leen ko yàlla laax gannaaw bi ma lay gërëm yàgg ñi nga àndal ba avant may présenté wu itam parce que day ne moo seen émission bi dafa tudd wax ma waaye balaa ma lay wax jëm ci man damay wax jëm ci commune bi ndaxte bu doon man rek la du fi ngeen may fekk nga ni Samba Amar Dado maam la Samba Amar mooy papa Maxtaar mooy sama papa donc xale bu Maxtaar bu Samba Amar bu doon xale lu rek la bari wala lamsaar ngeen may fekk waaye su ngeen ma fekkee fii par exemple monsieur le maire commune bi ñu bokk moo tax ngeen fekk ma fii ndey bi la commune bi rek Khoudia Mbaye la tudd mooy madame le maire Khoudia Mbaye am ñaari adjoint ma nekk premier adjoint Ibrahima Ba nekk deuxième adjoint Bakka nekk chef de cabinet ñu ànd ak 56 conseils municipaux ak personnes ressources yi cabinet bi ak personnel bi di administrer commune de Gandon ci ndigalu madame le maire di si jéem a def lu baax ci mandat bi nga xam ne moom la nit ñi wax ni jox nañ leen commune parce que ñun ñoo àndoon ak madame le maire naan jox leen ñu waa commune bu Gandon jox ñu commune bu Gandon donc ñu dénk ñu war cee def suñu kéemtalaay kàttan donc lu ñu ci deful rek dañ ko mun waaye yéene nañ ko c'était pour présenter la commune de Gandon les 56 conseils municipaux les 56 villages de la commune de Gandon ak toutes les personnes ressources moo tax ñu ma fekk fii donc moo leen ne maay kan rek ci wax ma kon ak ci laajte ci biir bu may wax maay kan foog ma waxaale ci wax commune bi donc comme foog ma waxaale ci wax commune bi te ci commune bi ngeen ma fekk nag kon ñu jëkkee loolu après doo ngay wax ni gën a nuyoo bi nag après soo laajaatee moo xam ne jëm ci man fan la. waaw kay merci beaucoup jërëjëf monsieur le maire yaakaar naa ni loolu mu wax am na solo et mu tudd it ku jàmbaare di sunu yaay ju baax jooju nee naa ko moom c'est la mère des mères. ndax dégg na yaay dégg na maire commune de Gandon comme moom mooy la mère des mères comme on dit mère au carré waaw muy ku baax loolu ndeysaan am ko it nga wax it nag tudd fi ku baax
muy sa deuxième adjoint sa ki nga xamante ne mooy deuxième adjoint muy Ibrahima Ba. ñuy nuyu mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci commune bi. waaye di nuyu aussi seen chargé de communication. mooy Mbarka Jaxate Kaba yéeri mu baax moomu di ko ñaanal yàlla. moo def ko. waaw kay. parce que lii itam ba nga ko bëggee ci moom nga jaar. ci moom laa jaar wallaay moo ñuy digal. di ñu gungee ci lu mel nii. parce que lii pàcc la bu ñu ko dénk. te yàlla def bu mu duggee commune bi ak léegi nag. ba ñu commencé suñu mandat nekkul woon ak ñun daf ñu dàpp suñu biir mandat waaye bi mu ñu demee ak tey jii li ñu gis mooy yokkute si wàllu communication am na lu bari fi nga xam ne àgg nañ fi tey li ñuy wax ci communication li ñuy def ci communication démb am ñu ko woon donc moom macha allah donc lu ñu def lu ne daal jëm ci communication moom macha allah. waaw monsieur le maire je tàmmuwaat le pas ndax moom boo ko gërëmee ñun ñu gërëm ko ndax madame le maire Adja Khoudia Mbaye moo jëkk a wax ne Mbarka yàqu fi waaye yàqu fi dara. kon moom it mention spéciale. léegi nag dañuy daal di jëm nag ci li nga xamante ne moom mooy émission bi. muy wax ma bu ñu nee Kalidou Ba. waaw. wala fi ñoo naan Kalidou. ci laa jëm. Pulaar yi ne Kalidou kon monsieur le maire kon dañuy wax ne monsieur le maire kan mooy Kalidou wax ñu kan mooy Kalidou. waa kii Kalidou mooy comme ni wax ki pël yi wax Kalidou parce que ñun pël yi dañuy wax xaar ñu ne tubaab yi itam ñoo xaw a yem parce que tubaab yi itam dañuy wax Kalidou lañ may wax donc man dama dégg Kalidou ci sama mbokk pël yi dégg Kalidou ci tubaab yi nga xam ne ëpp ci li ma def nag ci sama carrière ñoom laa ko defandoo. muy Sénégal muy si biti ak wolof yi parce que dama am genn wàll itam wolof sama genn wàll itam wolof la ñooy wax Kalidou donc man maay Kalidou Ba di doom si Maxtaar Samba Amar sama yaay tudd Farimata Diop mu judd le 5 décembre 1955 donc def sama école primaire Mbaxana fii ci biir commune bu Gànnaar def sama secondaire fii ci Saint-Louis lycée Charles de Gaulle après jóge fi dem bitim réew sama étude après secondaire sama beneen cycle bi maa ngi ko defee à l'extérieur diggante Paris ak Montpellier ci li ci ëpp def naa tuuti Marseille waaye Paris ak Montpellier en tout cas fa laa defee man sama haute étude maa ngi dund woon ci Paris la Sorbonne waaye nekk ci université sciences techniques et de l'évolution bu Montpellier 2 ak centre de biologie et de gestion des populations bu Bayargué ba tey nekk ci Montpellier ci périphérie Montpellier fa laa defee sama étude secondaire sama ingénierat fa laa ko amee donc jóge fa ci liggéey moo commencé liggéey itam presque avant 20 ans nekkoon service bi nga xam ni IRD lañ koy wax Institut de recherche pour le développement waaye bu njëkk ORSTOM la tuddoon du office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer muy service français bu nekk fii ci Sénégal mais en base à Paris rue Lafayette la nekkoon après moom moo tax dem Montpellier moo ñu indi tax dem Montpellier itam donc foofu ma nekk fa donc def naa fa plus de 40 ans donc nekk biologiste animal liggéey fa ci laboratoire liggéey itam Institut Pasteur bu Dakar donc liggéey Mbour itam IRD bu Mbour donc lii Sénégal xëy na këroo kër dugguma fa wante mën naa wax ni tous les départements du Sénégal fu nekk teg naa fa tànk amoon ci biir Sénégal département bi nga xam ne fanaanam fa bu dul sax benn bés. J'ai fait les 14 régions j'ai fait tous les départements j'ai fait la moitié des arrondissements du Sénégal Afrique def naa ko ci lu bare dagam xotti naa ko par avion xotti naa ko par oto itam dagam jóge naa fi jaar Mauritanie jaar Maroc jaar Côte d'Ivoire jaar Burkina jaar Côte d'Ivoire jaar Cameroun ba mu ba àkki lac de comment dirais-je Tchad lac Tchad ba ngay dégg ba àgg lac Tchad en voiture jóge di fanaan di yendu ay weer donc j'ai fait l'Afrique traversé naa ko ba ci tegu itam dem naa ba Madagascar Europe France laa mokkal itam ci biir Europe def Maroc def itam Kenya def Rwanda donc en tout cas fu bare dem naa fa balaa may mujjee nag man de mujjee parce que ba avant loolu itam
ci sama biir carrière pas seulement que damay liggéey di doon ingénieur en biologie médicale et animale mais aussi très tôt dama def syndicat demoon ba sax waroon viré nekk inspecteur du travail waroon dem Tchécoslovaquie parce que sama carrière dafa détourné wu rek waaye fa laa jukkoon ni viré wante am benn genre dog-dog bu wékku ci ngëm ci Madia Diop bu CNTS muy màggatum CNTS ñëpp xam ko benn différence bu mu amoon rek moom ci teel ci rigueur heure ñu amoon ci benn jàppante bu ndaw bu mu waree dem Tchécoslovaquie mu gisoon ni damay bañ te bëggul woon bañkat daf bëggoon ki nga xam ni luñ ko wax moom lay def te man juddoo mu noonu melo ma noonu tax ma bàyyi loolu continuer sama carrière professionnelle mais ci biir loolu dama commencé rek en 76 laa commencé liggéey en 78 laa commencé nekk délégué du personnel ba ni ma retraité dama retraité délégué du personnel donc j'ai toujours défendu le personnel di def syndicat itam ba may retraité j'étais le secrétaire adjoint du syndicat de la recherche scientifique technique et agricole du Sénégal ba pare nekkoon le secrétaire général aussi du syndicat national du syndicat plutôt de l'IRD au Sénégal ba pare teel a bëgg nag développement looy liggéey yëpp bu ma liggéey ba pare tout le temps dama doon def social bu may def social ci biir social laa créé li ñu tuddee woon amicale des employés de l'ORSOM temps bu ORSOM la woon mu judd tey jii ba tey mu ngi dund tey jii waa Dakar ak waa IRD xam nañ ko mu tudd tey AOS association des œuvres sociales de l'IRD ba nga xam ni Paris Montpellier dañ ci mujj adhéré ba tous les Sénégalais yi nga xam dañ ci nekk ils sont en conclave avec Paris ak Montpellier ba nga xam ni association la bi gën a rëy ci association sociale de service yi am tey Sénégal man maa créé au niveau de l'IRD ce qu'on appelle la caisse complémentaire de retraite ci biir amicale boobu laa ko créé moom moo jur li banque yi def tey banque yi def ñu ne ko jëkk def à Dakar mooy épargne retraite banque yi si noonu lañu ko jëlee parce que ñu ñoo créé caisse complémentaire retraite parce que xam nga booy amee association doo séddoo lu am ci association doo séddoo donc amicale bu amul séddoo waaye ñu créé ni nit ñi Sénégalais tey bu ñu dem retraite li ñuy jël barewul seen départ à la retraite barewul ñi si bare itam li ñuy fay par trimestre parce que boobu trimestre chaque travailleur chaque mois dafa am lay versé bi ñu ko créé ba pare direction bi ñun syndicalistes ñu topp leen mu topp leen ba ñoom boo joxee 2500 par mois ñoom joxe 2500 par mois muy 5000 ñu dem ba yàgg ñu dem jël 5000 yooyu def ko par 5000 ñu ni léegi su ma versé 5000 francs par mois employé dama versé 5000 francs par mois muy 10 000 donc ku ci bokk nekk minimum 10 000 la mais 5000 IRD bi moom rek moo dul bouger parce que employé bu nekk 5000 la waaye bu la neexee nga versé 10 fois 5000 muy 50 000 ak 5000 IRD muy 55 000 par mois loolu ñu def benn charte bi nga xam tant que demoo retraite doo ko laal wala boo demee à 1 an de la retraite nga commencé def say projet de retraite ñu commencé di la si jox par morceau ngay tabax kër en tout cas de préparer sa retraite donc loolu bañ ko defee bi nga comment dirais-je SGBS Société Générale de Banque au Sénégal ñoo jëkk courtiser pour que ñu ñëw épargne si ñoom ñu d'accord si ak ñoom donc plan épargne tey bi am law au Sénégal ñun ñoo ko jëkkee donc loolu li ma def la bi ma demee ba si yàgg na ma gis ne man waa fii laa waa commune bu Gandon laa waa Mbarigo laa donc Saint-Louisien laa d'origine ma gis ne maa ngi Dakar te sama famille itam toppoon ma ñu ma affecté fu nekk te fu ñu ma affecté rek sama famille topp ma ma war leen fixé ci laa commencé di indiwaat fii en Mbarigo bi mu leen indee fii ma gis ni la ma doon def Dakar à grande échelle war naa ko mën def fii fu ma dëkk donc ci laa créé li ñuy wax te ADEMBA am ñu ko xam association pour le développement de Mbarigo foofu itam cosaanam moo ko dafa am ñu mel ni man ñu nekkoon Dakar ñu nekk bitim réew am ñi nga xam ne ay magu dëkk bi lañ ñu gis ne école Mbarigo amul ay salle de classe yu doy amuñu ab fourniture amuñu bibliothèque yàlla def rek ñoom notable yi ma ñibbisoon suñu kër benn fii ñu ñëw seet si ak chef de village bi jëm si yàlla ji Oumar Djibi Diallo la tuddoon mu doon chef de village Mbarigo temps boobu mu ñëw seet si ma ak ay notable am ñu si dund tey jii
ku mel ni Abdou Touré ak ñeneen ay mag yu baax ñëw seet si mu néew dañu bëggoon yéen ñii dëkk fii tey dem bitim réew ngeen jàppale école sama yaram daw fi ma bind benn lettre yónnee ko tous les ressortissants yi ma xamoon man ñi nga xam ni am nañ cosaan bari ba ñoom ci bitim réew wala ñoom ci biti en tout cas ñoom ñëpp ma demandé leen ku nekk lu mu néew nag ma yónnee ñaar téeméer ku ma yónnee ñaar téeméer rek ma jàpp ni sa tontu waaw la lettre yooyu ma tas ko ni ñaar téeméer daal mooy waaw boo nee ñaar téeméer waaw mooy genre adhésion mooy waaw léegi nag à partir de waaw boobu mu ñaar téeméer ñu xool na lan la ñu ma defal école ñu commencé loolu ñu mel ñoom arnature jëm si yàlla yi am na ñu bari ñi nga xam ni initiative boobu di ci teel a adhéré mais ci tax ma gën ci suux mooy ñi si jëkk wuyu yàlla dafa def ñu teel a faatu te ku ci nekk yàlla def itam balaa ngay faatu dafa mel ni comme par hasard ku ciy faatu day fekk daje nañ balaa ngay faatu nga wax ma sa mbëbët nga wax ma sa yéene si di ko mbari mën naa si lim ku ñuy wax Abdou Ndiaye mu dëkk mbari bi Gora Ndiaye Diop mën naa ci lim ku ñuy wax Njawar Ndiaye tey ma lim ci Arma Touré mi nga xam bërki démoo ñaar yi fi jóge donc bàyyi ñu fi donc genre boobu ñu commencé ak ñoom donc école lañ commencé tabax bibliothèque commencé jënd fourniture jox xale yi commencé di def action de développement comme dama doon dem France di ñëw amee xaritu français yu bare ñu amee partenaires yu dul jeex donc ma commencé lii ay partenariat en quelque sorte lu bari li ma doon def Dakar ma jàpp ne Dakar dafa rëy lool capitale sénégalaise la boo fay def dara war naam dana feeñ waaye c'est une goutte d'eau dans la mer ma calculé nag ni def ko dans un village wane ko mu law yeneen dëkk yi am ci lay gën a feeñ lii moom mu indi Ademba bi ma ñëwee Ademba link laa bëgg a def sama carrière politique ci biir développement ci biir agent de développement di ko def commencé dem ñu may invité Diougop ma fay dem ñoom Babacar Ba ñii dem naa si ñoom pour di def ay genre conférence par rapport ak association de développement def naa ko Bujuk ak ñoom Ablaye Dia def naa ko Sénégal def naa ko feneen UGB am na benn année def nañ fa ngandim forum mën naa wax ne Marito ñaan tey ci forum boobu la ñu xamante maak moom mais ci biir loolu chaque année dañu doon def porte ouverte de Mbarigo ñëpp di si ñëw Dakar di si ñëw am na tubaab bi nga xam ne dañu doon jóge Paris wàcc avion wàcc Dakar le même jour ñu fanaan si Mbarigo yooyu yeeg moustiquaire yeeg yëpp waaye lañ doon def moo leen neexoon cosaanu naar bi nga xam daf ma topp tey jii foofu laa ko jëlee woon donc ñiy def porte ouverte yooyu mais ma gis ni yooyu par exemple am na fi quelques repères par exemple mën naa tudd Assane Gueye moo nekkoon boobu PCR bu communauté rurale bu Gànnaar mën naa tudd Diagne Doudou temps boobu moo nekkoon directeur de l'urbanisme nekk personne ressource dëkk raw nekk ngandim PDS nekk ngandim responsable politique mën naa tudd Bara Diop temps boobu mu nekkoon service communaux de Saint-Louis waaye booy def développement booy woot nit ñi ñoom politiciens yi parce que ñoom laa doon tuddee politiciens yi nga parrainé leen nga parrainé loolu leen benn journée ñu ñëw kii nga tuddee ko làmb ji kii nga tuddee ko porte ouverte bi kii nga tuddee ko leneen nga gis ñii ñooy délégation yi nga gis ñii représenté mais boo waxtaanee ak ñoom lan lay wan mooy boo politique wul doo jàll. te man boobu politique intéressé wul développement moo ma intéressé wante da ngay gis seen biir ni ñuy doxalee ak li ñuy def que ni ñii boo dugul seen biir boo jaxasoo ak ñoom seen biir sa développement dañuy toog ci kaw di jàll. te man nag boobu développement laa gëmoon te nekk moom fii j'étais à l'extérieur j'étais ou bien à Dakar ou bien à Mbour ou bien dans les régions ou bien hors du Sénégal. donc bëgg loolu nag bëgg loolu dem bëgg développement bi dem ci laa defee sama analyse ni xam ne lan la Sénégal gii xaw ma feneen waaye Sénégal gii ku fi politique boo nekk ak sa développement du dem te politiciens yi daan jaar sa kaw. macha allah monsieur le maire dégg ngeen ko loolu mu établir li nga xamante ne moom mooy plan de carrière bi nga xamante ne jot na koo def ba ni muy ñëwee dugg si ci politique bi mais monsieur le maire ñu bëri dañuy dégg monsieur le maire rek ingénieur la en biologie animale ñu bëri dañuy dégg monsieur le maire ingénieur la wala monsieur le maire lii la ñu bëri am na ay questions yoo xamante ne avant mooy ñëw sax am na ñu ma ko laaj monsieur le maire yan diplôme la am. école pratique des hautes études moom laa am diplôme mu nekk diplôme bi nga xam ni ci représentation
équivalence am bac plus 7 la donc série scientifique moom laa am si haute étude. léegi nag monsieur le maire bu ñu ñëwee ci monsieur le maire ingénieur en biologiste animal. ingénieur en biologie animale li ma leen mën a jox tey jii rek. te nga xam ne parce que am na ñi nga xam boo ko waxee nit ñi loolu di nga xam lu mu doon. man par exemple ci ñi ma xam dañuy wax spécialiste sur l'étude des rongeurs petits rongeurs africains boo ko tekkee muy janax petit rongeur li wër janax la. du janax rek waaye janax la ak li ko wër. parce que man sama thèse maa ngi ko def ci les rongeurs potentiellement hôtes ou réserves de virus au Sénégal. Systématique, écologie et dynamique de population. Des communautés de rongeurs potentiellement hôtes ou réservoirs de virus au Sénégal. su ma nee virus bi nga xam man la si li ñëw tey li am tey jii am nga xam boo ko waxee ñëpp comprendre. Covid 19 ñuy wax virus Covid coronavirus ñun détecté nañ ko dans les années 80. fii à Sindia nga xam ne réserve nationale réserve Bandiar bi fa la nekk détecté nañ fa ay virus Covid du Covid 19 mais coronavirus détecté nañ ko si ay chauve-souris ci Bandiar fii ci Sénégal si wetu aéroport bu tey donc mais temps boobu détecté wuñ ko si nit. xamuñu ko si nit te du Covid 19 bi itam waaye virus apparenté la. ñu jàpp ko si chauve-souris mooy lan mooy que biologiste animal feebar boo gis wala du feebar boo gis waaye dafa am yenn feebar yi nga xam ni day am temps bi nga xam ne bu feebar ba amatul te muy comme bi ñuy wax épidémie tey ñëpp xam nañ ne mooy épidémie ñëpp xam nañ mooy pandémie te épidémie wala pandémie suñ ko dee wax day fekk feebar dafa am fu mu toll dafa am tolluwaay ñu tuddee épidémie waaye bu doon ay feebar par tout ay feebar rek duñ ko tuddee épidémie. waaye dañuy dem ba densité feebar ya bare ña ko feebar bare mu lal dëkk mooy doon épidémie bu demee ba jaaxal nit ñi doon pandémie léegi nag bu fekkee loolu yëpp amul day am période yi nga xam période de barbe ak feebar yi nga xam bu nekkatul si nit yi day am fu muy nekk ay zone réservoir te bu nekkul ci nit yi nekk ci mala yi mën na ci picc yi mën na ci janax yi mën na ci nag yi mën na ci xar yi mën na ci jaan yi sax ba mu am temps mu génnaat comme par exemple man en tant que biologiste def naa entomologie médicale itam par exemple bu ñu nee entomologie médicale yooyu mooy jàngum yooyu am na yooyu nga xam day joxe paludisme waaye yow mën na fees del fii te fekk paludisme am fi parce que doomu jàngoro yi il faut mu dugg benn genre yoo rek pour mu li ñuy wax anophèle su doomu jàngoro bu amul plasmodium bu amul doom bu amul yoo bu ñuy wax anophèle munoo fexe ba yow mu jox la jàngoro yooyu mën nañ fee bari mu doon ay CREF mu doon ay AIDES mu doon yeneen mën na la jox yeneen jàngoro waaye du la jox mukk paludisme mu am ay xeetu feebar yi nga xam tey jii bu corona amoon ci mbala yi day am virus bi si boppam day am xeetu mala yi nga xam ni moom rek la mën a am pour mën a continuer dund moo virus bi su ko amulee du jàll comme par exemple mën naa gis peste par exemple peste amoon na fi feebar la woon bu doon bu mën a wàlle ba nga xam ne ñëpp fekkee woon peste du kenn ci nun nii waaye ña ko fekkee woon boo deewee ci peste dañ lay boole ak say yére ak say bagage lépp say waxande yëpp suul ko waaye feebar boobu li mu doon grave dafa am benn janax bu ñuy wax Rhamnosus janax boobu genn dafa gudd lool mu ñuul janax boobu xeetu janax boobu fu mu amul ci àddina peste mënu faa dem ba pare janax boobu bu amee am na benn fel benn mode du fel benn espèce fel bi nga xam ne itam moom rek mooy jël jàngoro boobu jox ko janax boobu donc mode du fel boobu mooy jël janax boobu mooy jël virus bi jox ko janax bi janax bi jox ko nit ki bu ko xasee jox nit ki ñëpp jox ci. léegi monsieur le maire macha allah ñëw nañ ci côté bi nga xamante ne moom mooy monsieur le maire en tant que ingénieur en biologie animale léegi nag xam naa li ñu dese ci minute sax bëriwul ndax bii may technicien yaa ngi may signalé 10 minutes ndax yaa ngi wax ne
gis nga bi ngay dugg ci politique bi gis nga nit ñi daan xam ne ñoom ngeen daan parrainé yu mel noonu nga dem ba xam ne bu ngeen deful politique kat bari na yoo xamante ne yu bari day sooxe bi ngeen duggee ci politique nag ba pare yan ngeen ci def monsieur le maire. waaw li ñu ci def man comme ni wax ni man booy dugg ci politique PDS laa duggee. tàggu ci ko ñuy wax Assane Diarra Gaye parce que moom moo fi nekkoon te bañoon jaari côté kii te beneen côté opposition donc ñu nekkandoo ñu defandoo politique ba yàlla def dernière élection yii nag ma gisee ñi ma nekkal tey jii muy madame le maire Khoudia Mbaye ñu bañ a bokkuñu parti waaye ñu bokkoon coalition muy coalition Benno mu nekk LD ma nekk APR ñu ñu àndoon si ak ñeneen mu nekkoon ministre mais mu nekkoon ku takku itam ñu xool suñu biir seet ki nga xam yaakaar nañu bu ñu ko jiitalee daañu leen defal gàllankoor ñu gis ni moom la ñun ñëpp ñu denc la ñu bëggoon ànd ak moom ñu créé équipe bu tey bi donc man en tout cas li ma dugal ci politique maa ngi ciy bay sama waar li ma dugal ci politique maa ngi ci sant yàlla parce que yàlla may na ma nekk ci biir équipe tey comme ni nga wax ni du ma maire titulaire bi je suis le premier adjoint au maire mais j'ai la délégation de signature du maire bi nga xam bu nekkee Dakar ñuy liggéeyandoo bu ñëwee ñuy liggéeyandoo bu demee bàyyi ñu liggéeyandoo en tout cas équipe du man du keneen waaye équipe bi ñu constitué jàpp nañu ñoo ngi defal Gandon li ñu mën ak li ñu warloo woon ak ñoom parce que dañu laajoon Gandon ñu jox ñu Gandon ba ñuy joxee Gandon ak léegi lépp lu ñu mën ñoo ngi koy def te li ñuy def ñoo ngi ci diisoo ak ñi ci war diisoo ñoo ngi wut suñ dinañ def suñu kéemtulaay kàttan di jëlee si biti di ko boole koom-koomu gox bi di ko dajale te luñ ci dajale itam at bu nekk daañu def suñu kéemtulaay kàttan pour dajale koom-koom su dajee daañu seet li nga xam ni ci wàllu mbay ci wàllu sàmm ci wàllu tëbi ci wàllu courant ci wàllu ndox ci jàngale bi ci ndaw ñi ci environnement sport lépp en tout cas pàcc développement bu nekk la ñu dajale lépp daañu ko jël delloowaat ko si ba mu jeex ci ni mu gën a rafete conseil yi fi def yàlla may ñu bi ñu commencé conseil ak tey jii suñu mandat léegi mu jeex prolongation sax lañu nekk waaye mosuñu werante bu metti mosuñu teg benn plan bi nga xam ne lii lañ bëgg defal Gandon ñu génn si di werante wala di xeex wala di xuloo si biir conseil suñu conseil dinañ xumb lool ku nekk di nga jox say idée ku nekk di nga wax li nga bëgg ak li nga yaakaar waaye mujj gi yëpp li ci ëpp bu ñuy voté li ëpp suñu ay vote c'est à l'unanimité saa yi ñu amul unanimité forte majorité la ñu am ça veut dire que en tout cas ñun équipe la nag moom et tout le monde confondu même les partis de l'opposition tey jii boo ñëwee commune Gandon mënoo xam ne ñan ñoo ne commune opposition ak ñan ñooy majorité amatul loolu parce que d'accord nañ ñun dañoo laajoon ñu jox ñu te équipe lañ jox ñu nit donc li ñuy def en tout cas sant nañ ci yàlla lii madame la maire di wax nag lu am la daanu dajul suuf mu ñuy def lépp itam yàlla rek que mën lépp tey def lépp waaye doomu aadama waaye en tout cas ci li ñu mën jàpp nañ ñoo def suñu kamtulaayu kàttan te gis nañ itam ci témoignage yi am nañu bégul c'est tout à fait normal am na ñi nga xam ne nañ bu fi ñuy jógee ñu ñëw c'est tout à fait normal lu am la luñ séntu la waaye ñun wóor nañu la majorité la très forte majorité est contente de l'équipe que nous constituons aujourd'hui. macha allah monsieur le maire xam naa ne léegi nag dañuy daal di tënk li nga xamante ne moom mooy émission wax ma mais monsieur le maire ñun dafa am loo xamante ne aussi bëggoon nañ la ko laaj te jaaxal nañu trop dañu gis ne politiciens yi fi mu toll nii kenn ku ci nekk ñu ngi ci terrain bi maanaam mën nañ na sax ñu ngi commencé def pré campagne te yow ku ñëw rek ci mairie bi la lay fekk yow campagne yoo yow demoo fenn beneen bi aussi bëggoon nañ ñoo xam tamit sa ambition politique muy ñaari question yoo xamante ne bëggoon nañ nga tontu ñu ci bu ñu paree nag ñu tëjoo ko benn hymne boo xamante ne monsieur le maire dina lu léebal. jërëjëf Diogo Baye donc li nga wax noonu gis nga politicien bu campagne jeexee ñaara ci nekk kii lañ dénk moo lañu élire kii dafa laajoon ñu bañ koo jox xam nga ki ñu laaj kii laaj maire bi joxuñu ko maire day delluwaat ci liggéeyam waaye nag bu ko neexee campagne ah waaye boo laajee ñu jox la mais boo laajee ñu jox la am nga liggéey te man xam nga bi ñu ma xamul woon laa waroon campagne lu bari
waaye bi ñu xasee xam ba dénk ñu mais lan la ñuy campagne nañ campagne fii maire bi nit ñi da laa dénk li la dénk ñu la politique nga duggee ci commune bi waaye administration nga war def ci commune bi war a toog politique waroo am jotu politique fii boo xoolee mbirum administration nga xool état civil nga xool foncier bi ak les projets de développement ku ko def ba mu jeex dootoo dese temps politique te boo toppee nit ñi ne di dem ci ñoom salaamaaleykum maaleykum salaam fu ne nga defal naam diraame bu ñëwee si maire bi duñ la fekk fii man je préfère dañu laajte woon maire bi ñu jox ñu maire bi madame le maire nekk fi tout le temps ma nga Ndakaaru lu ci ëpp waaye léegi balaa émission bi maa ngi doon jox ko moom ci ay questions yu importantes donc amuñu jotu politique te dénk nañ ñu lan ñu dénk nañ ko dox mais bis bu campagne bu waatee man dama yaakaar ñun ñii ñu dénk suñu campagne dafa xaw a yomb nag parce que comme dénk na la nga def 5 ans nga am prolongation mais soo paree fi nga war a dem campagne xam nga ko fi nga war a dem xam nga ko man de sama digganteeg yàlla bis bu campagne jotee bu ma defee sama synthèse xam ni bërëb bee defaluma fa kenn dara nit kay defaluma ko dara du ma ko campagne donc campagne bi ku ñu xas ba dénk dafa yomb liggéeyal ba mu jeex nga dem campagne te bu ngeen seetloo nag ku fi ñukk maire yi dem bi campagne nit ñi boo campagne yu ay dof xam ni yow doo waaje parce que toogoo fi donc man su fekkee am na ñu fi toog man ñooñu laa ànd fekkee am na ñuy campagne te campagne jotul nañ dem ñu am jël waaye ñi ñu dénkul daal ñoo am droit campagne waaye man daal man mi ñu dénk ak sama morom ñu dénk amuñ droit campagne parce que campagne dafa tëj beneen campagne ñu ngi koy xaar ñu doogay demee. voilà ba ci toll ambition politique man sama ambition politique wax naa la sant naa ci yàlla parce que man dama ni lépp li nga xam ñoroon na ma jàng naa ko dugg naa si balaa may am ay kawar bu weex politique rek mooy bi nga xam dama dem ba am kawar bu weex doo ci dugg donc man politique outil la pour man outil bi daf may ma def développement kon boo nee ma sama ambition politique mën naa wax ne sama 3/4 ambition politique en atteindre naa ko parce que laaj nañu jox nañu prouvé nañu li ñu mën kon am nañ dara la ca des ci xam nga suba ku koy fekkee yàllaa ko xam ñi ko fekkee suba ñan ñoo ko ci tal yàllaa ko xam kon man tey jii sama dund ak samay prévision mooy bés bu nekk suba sa lan laa war def suba si bu ma ko yàlla may lan laay def suba bu ma ko yàlla may lan laay def man sama ambition politique yi ma si joxe yëpp c'est à court terme du ma wax mukk ni fii ak at lii laa bëgg parce que fekkee fii ak at nag yàlla ba pare fekkee ko tal ko yàlla te xamoo fii ak at lan lay doon ak kan lay doon ak ñan lay doon mën na am nu muy demee fekk soxlaatoo ci dara mën na am nu muy demee fekk la ngay soxla ji xamoo ko tey donc di rey sa bopp tey jii ba mu jaral la sax ay mel ay nit pour say ambition yaa xam politique wala personnel la pour ma daal jaru ko. jërëjëf macha allah monsieur le maire xam naa ne nooy tàggoo rek gannaaw boo gërëmee ba pare. la may tàggoo dafa amoon benn séeréer. monsieur le maire nag dañoo bëgg nga wax dañoo bëgg nga wax léeboon ñun ñu ne luppoon. léeboon luppoon. amoon na fi daan na am. benn séeréer. séeréer ba dafa demoon Dakar mu ñëw Dakar bëccëg la ñëw ñu jox ko ceeb mu dank ba xol ba sedd di géex nag yan doo géex ba ngoon se rek ñu ne ko kaay reer jot na mu ne wax man li ma lekkoon reer sax bul sax ñu waat nañ ma kaay lekkaat ah te mu ne séeréer bi ñëw ñu gis séeréer bi ñëw rek toog rek mu gis gaa yi gébat mburu bi ku nekk ñu jox la benn dog mu jox ko dogam ñeneen ñi booy ku nekk jël dogam séeréer bi xool gaa yi ubbi palaat bi rek muy soos xale yi ñu si pour fourchette la ñu yor dañuy jël mburu mi jam ko ci fourchette bi boole kaag benn morceau rek lekkaale ko séeréer bi jéem a lekk rek mu tëgg
jékki-jékki dama commencé jooy ñii quoi may jooy mu ne dama xam ne xale yi mu yàlla lekk sos ñu ne ko luy loolu mu ne walaay ñun suñu dëkk bu doon loolu ñun suñu dëkk mu dagg mu sànni si bu mu ne da ngay dog diw nga dog timba boo teel see nga fekk mu duy diw nga yenu ko waaye xale yi mu yàlla lekk sos mi ko macha allah lii xam nga tey tubaarkàlla ndeysaan bokkul ak monsieur le maire bi nga xamante ne moom la ñuy fekk fii mu tàllal moustache yi ndax moom bu xasee ba dugg ci mairie bi rek liggéey bi leen la gëm léegi monsieur le maire lan ngay tàggoo le mot de la fin. li may tàggoo mooy li ma commencé woon santaat yàlla parce que loo door mu jeex rek sant si yàlla gannaaw sant yàlla sant leen itam parce que occasion ngeen ñu jox ñu wax te comme li nga wax laaj nit wax ma mooy kaay ma wax la donc en tout cas concept bu baax la waaye li ma gën a neex mooy nit jógewul Dakar ñëw daf ko yóbbu nit jógewul sax commune bu Saint-Louis jël ko yóbbu. c'est intéressant. biir Gandon biir commune Gandon biir village Gandon bi nga xam mooy chef lieu de la commune. fii la ay nit jóge ak seen matériel ñëw ni wax na kon ma ni yal na leen yàlla bu kàttanal. amiin li ngeen am tey jii te doyul la war tax mu doy yal na leen ko yàlla defal luñ ci mën daan ko def ci yàlla tax en tout cas seen ndam mooy suñu ndam ci lii nag moom comme ñun ku nekk fa am foo féete ñun fi ñu féete dañu bëgg ngeen ñaanal ñu waaye yéen itam fi ngeen féete en tout cas man ñaan ak yéene laa boole ñema koo wax nag si turu madame la maire parce que daf ñoo dénk ba tax dénk bu itam lu ñuy soobu te bu baax rek buñ ci demee danaa ñu acca moo ñu tax ñu mën a jël engagement yu bare kon bokk na suñu engagement yi nga xam ni ça peut être personnel ça peut être collectif mooy que daañu def suñu kéemtulaay kàttan pour jàppale leen. yal na yàlla jàppale yal na leen yàlla jàppale. macha allah jërëjëf tubaarkàlla macha allah xam nga wa dal la comme ni ko arab yi di waxee gàtt na te am na solo ñu lay gërëmaat bu baax a baax ci sa disponibilité ndax may nga ci sa temps te kenn ku nekk xam na ne jot amul ndax li nga wax noonu rek la demee yow liggéey rek nga gëm mairie bi boo fi xasee ba dugg liggéey rek ci ngay nekk boo fi génnee nag mën ngaa nekk sa yeneen yitte waaye fii boo fi xasee ba ñëw liggéey nga gëm mu nekk nit ku ponctuel nekk nit koo xamante ne bu la nee 9h bee boor na la fi 8h mooy fekk ndax moom nit la ko fonk heure bu ko defee kon noonu lañ doon tàggoo ci seen émission wax ma ñi ko doon présenté nekk Jogomay Fall nekk seen ndaanaan boobu nga xamante ne tubaarkàlla macha allah mu ànd nag doon dalal ki nga xamante ne moom mooy monsieur le maire Khalilou Ba ñu di ko ñaanal yàlla moom yàlla guddal fanam ñuy gërëm bu baax a baax suñu techniciens yi Pape Taw ñu noonu Ngañ Diop mi ñu noonu tubaarkàlla macha allah Babacar mi ñu noonu ñuy gërëm encore une fois chargé de communication bu commune bi di Mbacke Jaxate Kaba Yéeri borom maam ju baax jooju nga xamante ne nee naa maa alxuraan laa am yal na yàlla guddal fanam ñu leen di jox dig daje ci beneen émission di leen jox dig daje ci beneen tamit célébrité beneen responsable autorité politique administrative et culturelle et religieuse wax ma daal mi ngi noonu wax ma yow yaay kan